sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Mawlana Cherif Mouhamad Ali Aidara sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. mbokk yi ñu ngi sant yàlla mi ñu may ñu woor weeru koor gi ba mu jeex ñëw nag ci bis bii nga xam ne mooy bisu feetu koor. suñ nee korite mooy bisu feetu koor. suñ nee julli ajuma mooy bisu feetu julli. suñ nee tabaski mooy bisu feetu aj. suñ nee xadiir mooy bisu feetu feet yi ndax mooy bisu feetu wilaaya bi nga xamante ne mooy tax yeneen yëpp nangu. kon nag ñu sant yàlla mi ñu may ñu bokk ci wilaaya amiral muminin Ali ibnu Abi Talib ak ay doomam. yàlla nañu yàlla taas seen barke te boole ñoom àddina ak àllaaxira. mbokk yi ñu ngi ñëw nag léegi incha allah fas yéene nag jublu ci julli korite. julli korite nag moom mooy clôturer koor gi. am na benn xale bu am 11 ans sànq dane ma mais dans le mot korite y a koor. ma ne ko waaw tu as parfaitement raison parce que korite c'est la fin et la fête du koor. mooy feet mooy jeexal koor te moom mooy feet bi. nee na feet la nag ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. feet la ci ahlul bayt. feet la ci ñëpp ñi nga xamante ne ay jullit lañu. feet nag ni ko sunu imaan yi waxee ni ñu ko définir ñeneen feet mooy bis bi nga xamante ne bi jant bi fenkee ba keroog muy soo nit ki dafa nekk ci li neex yàlla. nee na loolu moom mooy feet. moom mooy feet su ñu waxee iid mooy jour bi nga xamante ni du lever du soleil jusqu'à la nuit l'homme est dans ce qui est agréé par Allah subhanahu wa taala. loolu rek moom mooy feet. kon nag yàlla ñu yàlla may feet. feet gi nag dafa am ay étape bu njëkk bi mooy suñu xëyee li ñuy njëkk a def mooy lekk dara li ci gën mooy tàndarma pour wane ne wooruñu génn nañu ci koor gi ndax bisu koor korite woor ko dafa xaraam. li ci toog sangu ba set macha allah comme ni ñu ko defee def sangu set boobu ñuy def xusnu boobu nee na day fóot bàkkaaru doomu aadama bi ko def jullit bi ko def comme na mu juddoo woon ci yaayam. ñu ne nga sol ay yëre yu rafet ku am yëre yu bees moo gën soo amul yu bees tam nga xool yi gën a rafet gën a set say yëre nga sol ko def parfum bu neex su boobaa nag nga jublu ca béréb bi nga xamante ne fa lu ñuy julli ji iit su jant bi xasee ba jóg. julli iid gi nag dafa nekk farata ci jamonoy imam su imam teewee day nekk farata. jamono jii ñu nekk nag muy jamono xaybatu imam sahibul asr wa zaman nga xam ne mu ngi dans l'occultation mu ngi ci laqatu day nekk sunna mu akkada maanaam sunna bu ñu renforcer. su ngeen déggee ñu ne sunna bu ñu renforcer mooy loo xamante ne daal noo mën a def ba def ko fexeel ba def ko ba keroog ngay xam ne nag amul benn possibilité nga def ko mais noo mën a def rek na nga ko def. laata ñuy julli koor gi nag ba julli korite bi li si gën mooy nit ñi génne seen zakatul fit mooy asakaay muuru koor. imaam yi nee nañ si yàlla di wax ci suratul A'la qad aflaha man tazakka wa zakkara isma rabbi fa salla nee na zakka boobu moom mooy zakatu muuru koor ndax nee nañu zakatu muuru koor mooy valider koor gi maanaam képp ku ko mën da nga kaa war a génneel ko say njaboot. képp koo xam ne mënoo ko ci saa si mu wóor na ne soo lebee di nga ko mën a fay sax da nga kaa war a leb pour mu bañ laa rëcc. soo demee booy condition yëpp réunirul nag mënoo koo leb amoo ko yow lañ ko war a jox. loolu mooy équilibre bi yàlla def ci lii nag maanaam ñi ko mën a joxe ñoo koy jox ñi ko mënut a jox pour que jour boobu ñëpp nekk sur la même ligne ñëpp mën a am fête te kenn du am jàqare maanaam ki nga xam dafa naroon a uti du soxla uti ndax jox nañ ko loxo dina toog ci njabootam dina mën a def sunna dina mën a def farata. loolu moom mooy secret wu muuru koor moo taxit
bàyyi ko moom musiba la nit ki dafa war a góorgóorlu nu mu ko mën a defee rek ba génne ko li gën na mooy nga génne ko comme nii laata ñoo julli ku ko mënul te génnee goo ko laata ñoo julli nga fexe balaa tisbaar bala ñoo julli tisbaar nga génn nga ne nag deadline bi foofu la julli tisbaar ci suuf yàlla nañu yàlla nangul lépp julli gi nag ñaari rakka la incha allah ki koy jiite mooy Cheikh Taha Ahmadou Sougou moom nga xamante ne moom la Mawlana Chérif Mouhamed Ali Aidara yàlla na ko yàlla may wér yàlla na ko yàlla may kattan yàlla na yàlla def ci moom victoire ak victoire islam moom mi nga xamante ne mooy suñu wasila suñu diggante ak imam Saïb al Asr wa Zaman di représentant moom mi nga xamante ne ñun ñëpp dañoo boote ci ginnaawam moom la Chérif Fall mu nekk imam kon moom mooy jiite julli gi ci turu Chérif moo koy jiite sur ordre de Chérif loolu tam mooy validé jiite boobu incha allah rek julli gi nag ñaari rakka la ñaari rakka la rakka bu njëkk bi dañuy tari Fatiha imam dina tari Fatiha ak saar ñi topp ci imam nag jarul ñuy tari ndax tari imam remplacé na seen tari su taree Fatiha ak saar dina kàbbar def benn kàbbar allahu akbar tàllal loxoom def benn xunóot kàbbaraat allahu akbar def ñaari xunóot kàbbaraat allahu akbar def ñetti xunóot kàbbaraat allahu akbar def ñeenti xunóot kàbbaraat allahu akbar def juróomi xunóot doog a kàbbar rukkoo taxawaat sujjóot ñaari sujjóot defaat deuxième rakka bi nag day tari Fatiha ak saar kàbbar def benn xunóot kàbbaraat def ñaari xunóot kàbbaraat def ñetti xunóot kàbbaraat def ñeenti xunóot soo boolee xunóot ya kàbbar yi mu nekk 9 5 ci première rakka bi 4 ñu toog nag def tashahhud sëlmal suñu sëlmalee ñaan googu Asan doon wax nii moom la ñuy def moom mooy allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar lillahi alhamd alhamdulillah ala ma hadana wa lahu shukr ala ma awlana ñëpp ñu defandoo ko ñu ne loolu sunna ba fu mu jógee mooy ca Xaybar imam Ali alayhi salaam bi mu demee jàmmarloog Amr ibnu Abi Wuddin ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bis boobu al kufru kullu maanaam yéefar gi dans sa totalité dans son intégralité moo doon jàmmarloo ak iman kullu maanaam gëm dans son intégralité mu imam Ali représenté ko jour boobu bi imam Ali amee victoire ci dóor boobu mu doon Amr ibn Abi Wuddin ci la yonent bi nee na def ñetti kàbbar yooyu suñu yeneen mbokk yi nag ñoom tabaski ak korite rek lañ koy def ñun nag dañ koy def ci julli bu ne mais suñ ñëwee ci korite ak tabaski dañ koy def de manière spéciale pendant 3 jours mu ngi commencé ci timis weer bis bu feeñee ci lay dem ba 3e jour maanaam tey suba ak ginnaaw suba heure bu ñu jullee farata ñu def yooyu en dehors de ñetti kàbbar yi def allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah ñu defaat ñetti kàbbar yii nga xamante ne c'est des kàbbar spécifiques maanaam kàbbar yoo xam dañ koo jagale bis suñu paree loolu ñu def tasbihatu zahra 34 allahu akbar 33 alhamdulillah 33 subhanallah ilimaan dina ñëw nag moom jógaat def ñaari xutba su defee xutba bu njëkk bi toog jógaat def deuxième xutba bi incha allah rabbi nag ci la julli gi di jeex ñu ñaanalante bis bii nee na li ci gën mooy julli bu nekk ñaanal ay moroomu jullitam mu ne dee leen ñaanal lente seen biir ndax kat julli su ñaanalee moroomam te mu nekk dëgg ci moom rek yàlla dina ko nangul moom bañ nañ ko ba suñu imaam yi ne képp ku am soxla na nga toog xalaat sa ñeent fukki mbokk julli nga ñaanal leen ba pare doo nga ñaan sa soxla incha allah loolu nekk garantie pour que sa soxla nangu su ngeen déggee ñuy wax la fraternité musulmane loolu la Chérif Mawlana un islam d'amour gis nga ki ngay ñaanal te xamu la yëgul ne yaa ngi koy ñaanal kooku waatal ne bëgg nga un amour un islam d'amour de partage mooy loo am ci lu baax nga séddoo ko say mbokk ki ngay ñaanal te yëgu ko yëgu la xamal ne lépp loo am ci lu baax yaa ngay séddoo moom un islam de tolérance ki ngay ñaanal te yëgu ko yëgu la xamal ne kooku nangul nga ko lépp loo xamante ne tolérance def ko ci moom ba nangu nga ko li mu nekk pour mën a ànd ak moom un islam de d'amour un islam de paix muy jàmm na ndax lépp jàmm ji moom moo ko lépp jàmm ji ci la moom la ñuy ut lépp jàmm ji moom mooy tax lépp baax
te jàmm nag mu ngi commencé ci lii moo tax ci julli gi suñu paree ne asalaamaaleykum suñu paree ñu joxante ay loxo ku nekk baal sa moroom àq ñaan jàmm ñaanal ko say mbokk ñaanal ko réew mi ñaanal ko àdduna bi ñaanal ko ñëpp parce que kat su ñëpp amee jàmm rek xéewal am na mag mu baax bu ko daan wax fii Sénégal daan wax naan ñu bëgg jàmm yal na leen yàlla may jàmm ñi bañ jàmm sax yal na leen yàlla may jàmm ndax ñëpp am jàmm kon nag yàlla may ñu jàmm ñun ñëpp et un islam de progrès nag lii ñu jógee ci koor bi moo ñu ko war a jàngal maanaam mën a not sa bopp ba li dagan nga bàyyi ko loolu day teex ki ne kon li araam war nga koo mën a bàyyi li tax nag doomu aadama mën a avancer mooy mu bàyyi tooñ ñetti tooñ yii mooy indi l'inverse du progrès retard maanaam ñàkk a avancé ñetti tooñ yi rek moo ko indi ñetti tooñ su nga gisee àdduna bi avancé wul malgré li fi alal bari li fi lépp bari mais da ngay gis tuuti nit ñoo am lu baree bari ñu bari ci ay nit di dee ci xiif li ko indi rek mooy tooñ ñetti tooñ yii mooy indi retard tooñ bu njëkk bi mooy tooñ yàlla subhanahu wa taala tooñ yàlla mooy yàlla sàkk la sàkk àdduna bi ne nii nga koy nii lañ koy doxale yow nga lànk ne du ma ko doxalee noonu man du ma neex laa koy doxale yàlla ne wa man lam yaxkum bi ma anzala allah fa ulaika humu zalimun képp kuy àtte wala ngay diriger wala ngay teg ci yoon bu budul yoon bi yàlla indi yow tooñkat nga tu es un injuste mooy première injustice mooy injustice envers Dieu beneen injustice bi beneen tooñ bi mooy nga tooñ sa moroom tooñ sa moroom moo indi tamit tout le retard bi doomu aadama am maanaam tooñ sa moroom mooy li ñëpp bokk ñëpp war cee am wàll yow nga aaki moo ko parce que yaa yor doole parce que yaa yor alal wala yaa yor xam-xam yàlla ne na ngeen séddoo li ngeen am ki am na jox wàllu ki amul ndax ci li mu am ci la wàllu ko amul nekk loolu moo indi zakatul fitre bii ñuy wax benn la ci moo indi xumus moo indi asaka moo indi saraxe yow nga ne déedéet non seulement du ma ko jox li moom mais li mu moomal ba naa ko nangu ak yi moo ko ba pare di ko noot ndax su soxlaa dara il faut que bu ñëw ci man mooy tooñ sa morom tam mooy nga tooñ sa environnement yàlla ne daf ñoo sàkk indi ñu ci kaw suuf mais moomuñu suuf daf ñu ko dégg pour ñu gérer ko doomu aadama ne oui mais l'homme doit être maître et dominateur de la nature avec le droit d'en user et d'en abuser ne nit dafa war a noot li ko wër lépp def ci lu ko neex loolu moo indi déséquilibre ba yàlla ne zahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yàlla ne tooñ ak lëndëm ak lu bon ak coono tas na ci kaw géej ak jéeri lan moo ko indi mu ne doomu aadama bi ci des nag mooy nga tooñ sa bopp Abu Zar al-Ghifari rahmatullahi alayhi ridwanullahi taala alayhi moom nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moom mooy Luqmaan ummatu Seydina Muhammad c'est le sage par excellence de la communauté de Muhammad nekkoon taalibe imam Ali alayhi salaam nga xamante ne dafa sacrifié wu pour la vérité salaamaaleykum dafa sacrifié pour la vérité ba looloo tax xalifa jamonoom Ousmane daal koy exilé ba mu dee ci exil ba Abu Zar al-Ghifari dafa am ku ko mës a bind lettre ne ko de damaa bëgg nga jox ma conseil ndax yonent bi daan na wax ci yow ne yow de lépp lu jóge ci yow rek xamal na luy jariñ doomu aadama la Abu Zar daa koy tontu ne ko conseil benn laa lay jox mooy bul def ki nga gën a bëgg bu ko def lu koy lor mu bindaa leen Abu Zar ne ko lii ngay wax c'est évident lii ñëpp xam nañ ko man su ma lay bind lettre li yonent bi waxoon ci yow moo tax mais bëgguma nga may wax loo xam ne ñëpp xam nañ ko Abu Zar daa koy tontu ne ko da ngaa juum de kon déggoo sama wax li ma la bëgg a wax mooy nit ku nekk boppam la gën a bëgg mooy fexe ba bul def si kaw suuf lu tax ëllëg su la yàlla attee yóbbu la jahannama su boobaa di nga def ki nga gën a bëgg li ko gën a naqari ndax li gën a mën a naqari doomu aadama mooy dugg safara te nag fu fa dugg rek xamal yaa def li la fa dugal waaye daal koy bi daal lekk na ko waaw kon yërmande yàlla bi ñuy wax moom fan la nekk nee na yërmande yàlla dafa moo gën a yaatu asamaan ak su mu ne kon yërmande yàlla fu mu nekk Abu Zar daal kay toog ne inna rahmatallahi xaribun min al muhsinin yërmande yàlla jege na lool waaye kan kii def lu rafet. sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. def lu rafet nag yàlla nee na kii def lu rafet
moom la yërmandeem jege yërmande yàlla dafa jege kii def lu rafet moo ku bëgg a profiter ci yërmande yàlla da ngay def lu rafet ku deful lu rafet nag tooñ nga sa bopp te en général ku mën a tooñ boppam moom xamal ne du am benn kersa pour tooñ moroomam du am benn kersa pour tooñ yàlla kon nag yàlla nañu yàlla def ñu nekk ñoo xamante ne dañuy nekk ñu juste bañ a nekk ñuy tooñ loolu lépp weeru ko daf ñu ko doon jàngal man bamtuwaat su demee ba lekk ni mu neexee naan ni mu neexee sëy ni mu neexee nga am opportunité daf koy yàlla ne la damaa bëgg nga abstenir ci loolu imsaak mooy abstenir ci bëccëgu koor yi ci li dagan pour jàngal la ne la soo mënee bàyyi lu dagan ko ba ngaa góorgóorlu mën a bàyyi lu xaraam nag surtout que lu xaraam amul benn njariñ lu xaraam nag def ko mooy tooñ sa bopp mooy tooñ sa borom mooy tooñ sa morom loolu rek moom mooy lu xaraam li si des nag imaam Ali alayhi salaam nee na nañuy fàttaliku ci biir bis bii bisu yawmal qiyaam dañuy fàttaliku ne dee ñun ñu ngi xëy di dàq àddina dee muy xëy di ñu dàq xamuñu ne kuy njëkk a jàpp moroomam ñun dañuy xëy di dàq àddina dee xëy di ñu dàq xamuñu kuy njëkk a jàpp moroomam moo tax imaam Ali nee na suñu dund bi suñu bëggee mu am njëriñ nekk nañ def zuhdu zuhdu mooy lan mu ne nañu jël ci àddina bi li nga xam ne moom lañu soxla pour dund fi nañ ko jël ba mu mat sëkk waaye bu ñu def àddina bii mu nekk objectif Mawlana Cheikh Mouhamed Ali yàlla ko yàlla may wér te yàggal ñu ko sunu kanam nee na loolu su ngeen ko bëggee dégg mooy lépp lu nekk ci àddina ci ay bànneex ak lu baax mu ngi mel ni rek bato mu ngi mel ni ndox mu ngi mel ni ndox nee na xoolu doomu aadama mu ngi mel ni bato nee na bato lu ndox mi gën a bëri muy gën a mën a circuler mu ne doomu aadama jullit bi lu moyen yi gën a bëri maanaam li nga soxla ci ay moyen ci alal li mu gën a bëri fekk nga am ngëm ci ngay gën a mën a jaamu yàlla waaye fexee ba mu dugg sa xol ndax su duggee sa biir xol mu ngi mel ni bato ba ndox mi daal di dugg ci biir bato bi nee na ndox mi su duggee ci bato bi lu bato bi amoon njariñ lu puissant woon day mujj suux mu ne na ngeen utiliser góorgóorlu leen liggéey ñàkk pour am lu ngeen dundee góorgóorlu leen liggéey ñàkk am lu ngeen liggéeyal l'islam parce que l'islam a besoin de moyens mais fexe leen ba mu àddina ak bëgg àddina bu mu dugg seen xol su boobaa incha allah lu seen moyen gën a bari ngeen di gën a mën a am tiyaaba seen àddina di gën a kawe yonent bi ak yàlla ak imaam yi gën a kontaan ci yéen waaye nee na suñu sàgganee ba bëgg àddina dugg suñu biir xol dinañu mujj suuxal te loolu moom mooy indi ñi yàlla di wax ci alxuraan ne dañoo weddi ginnaaw bi ñu amoon a gëm-gëm nee na topp àddina buntu àddina bëgg àddina moom mooy mbuus mi nga xamante ne mbon na yëpp ci biir la nekk soo ci xasee bu dugg si biir rek non seulement di nga yàqal sa bopp mais di nga dem ba mën a perdre sax sa gëm yàlla kon nag moo tax mu ne devise su Mousdahir bii mooy li maam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waxoon mu ne liggéeyal sa àddina comme doo dee ba mukk waaye en même temps na nga jaamu yàlla comme suba ngay faat bu ne imaam Ali nañuy fàttaliku dee bu mu nekk obsession si ñun nag ba duñu liggéey duñu def dara mais nañ koy sóoraale ba heure bu ñëw mu fekk ni ci li nga xamante ne yàlla gërëm na ko nee na loolu mooy tax ñu mën a moytu ñu mën a wàññi suñuy ambition bu àddina loolu mooy tax ñu gën a mën a liggéeyal ci yoonu yàlla ci yoonu ahlul bayt yàlla nañ ko yàlla may. imaam Ali alayhi salaam ci suñu jàngale imaam yi ne nee nañ suñu ñëwee Korité nii ko julli ba pare bay ñibbi nee na ku nekk na imaginer nañ ñoo àtte ba pare yow nag yaa ñuy dem nag pour dugg àjjana nee loolu lay tekki de ki nga xam ne yàlla dafa nangu kooram góorgóorlu nga ci weeru koor ba yàlla nangul na la nga julli sa julli it dafa mel ni dañ laa jugé yow ma xiyaam ba pare ne la aja dama duggi àjjana waaye safaan ba tam daa am ku sàggan ba weeru koor ñëw yow nga yokk ci say bàkkaar yokk ci say bon ba jour boobu ñu ne la ajourné d'office yaa ngi mel dañ laa atte de la atte dafa dem safara ñaari paa yooyu moo am nee nañu xalaat loolu bu baax a baax a baax a baax nañ ci xalaat ci lii ñuy def ndax suñu yàlla invité pendant 1 mois di ñu teral ñu am teraanga googu yëpp góorgóorlu si ñu pare loolu ñu fay waaye bu dee dañoo dem te ci fi ñu yàlla invité def fa lu naqari yàlla nee na tam safaan bi dañuy fay mu tax ñu gën a góorlu moo tax imam Jaafar def bisu Korité bu leen ko def bisu Fodé bu leen ko def bisu caaxaan ndax mu ñu defa lu tax mu ne wóoru leen ne yàlla nangu na leen de wóoru leen de su leen wóoree ne sax yàlla nangu na leen mais ki mu leen nangu da ngeen koy yàq bis boobu dem ci ay caaxaan ay fo ay loo xamante ne amul benn njariñ affaire u àddina la c'est gisoo ñëwee Sénégal da ngay découragé ñëpp ñu ngi def ay annonce
soirée ngoon bi matinée tey ci suba koor gi jeex na mel ni koor bi dafa nekkoon prison bu ñu leen enfermé woon bu leen di teree def li bëgg loolu la imaam bi wax nañ ko mooy kon nag nee na bis bi nga nekk bisu ñaan bisu jaamu yàlla bisu mbégal sa njaboot bisu baal ak bisu baalante ak bisu remettre sa bopp en question ne kon man de jàpp naa ne yàlla baal na ma kon maa ngi mel ni damaa juddaat comme ni ma judd woon sama yaay dara taxuma naa fexe kon ba li des sama àdduna dootuma taxati naa préserver li ma yàlla fóot ba ma set bicc ba nga xamante ne dootuma defati dara lu may taxal ëllëg nee na tam bis la boo xamante ne dañu renouveler suñu wilaya dañu renouveler suñu allégeance suñu bayaat ci wilayatu ahlul bayt maanaam beesalaat suñu jaayante ci imaamu ahlul bayt ci imaamu Ali ba ci imaamul Mahdi ajalallahu taala farajahu sharif muy suñu imaamu jamono ñun ñu weesalaat suñu jaayante ci Mawlana Cheikh Mouhamed Ali Aidara nga xam ne mooy suñu wasila ci imam Mahdi ajalallahu taala farajahu sharif kon nag lii moom ma nekkoon résumé wu importance su bis bi importance su julli gi importance li ñuy def yàlla ñu yàlla nangul lépp loo xam ne bëgg nañ ko cee def te mënuñu ko yàlla nañ ko yàlla mottalil yàlla nañ yàlla teg ci siraatul mustaqim ñu fekk ko ay déwéni suñu mbokk yii nag nga xamante ne ñoom yàlla def na ñu génn àddina yàlla nangu na leen ci weeru koor bi mooy Mouhamed Ali Sarr ak Mouhamed Fatih Baro ñoom ñuy ay doomu shérif yàlla def li ko soob parce que nee nañu képp koo xamante ne dund nga rek di nga mos dee kullu nafsin zaiqatul mawt Mawlaana ne nañu réfléchir bu baax ci aaya boobu mos la wax mos mu ne kon dee du dara lu dul moyen la véhicule la bu jógee ci benn àddina pour aller dans un monde meilleur dem fu gën àddina pour ñi nga xamante ne ñoo ànd ak ahlul bayt maanaam nee na ñi nga ànd ak ahlul bayt suñuy faat nit ñi ñooy triste mais ñoom dañ naan chëtërëtër ñii xanaa xamuñu ci li ma ne xale yi génn àddina man maa taxaw kenn nettaliwu ma Mawlaana tiim leen woo maamam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam woo maamam Fatimata Zahra alayha salaam woo maamam imaam yëpp ne leen yéen samay maam maa ngi leen di seedeel ne ñaari xale yii faatu nañu te ñu ngi faatu ci liggéey si seen yoon leen man j'en suis le garant j'en suis le témoin avec ku bëggoon ku sañ nga am loolu amul lu ñu mën a am lu gën lool amul lu ñu mën a am lu gën lool am xale bu jigéen nga xamante ne rakku kenn ci gaañu la mu daal di gént maamam yaayu shérif ànd ak Fatima Zahra ñëw ci kër gi fekk leen ñu triste ñuy jël xale yi Fati ak ki mu àndal Ali Sarr ne dañoo ñëw jël si leen parce que imam Ali mu leen di xaar waadiyu salaam pour yóbbu leen foofu ca Najaf ca waadiyu salaam garder leen foofu waadiyu salaam mooy fi nga xamante ne ruu yu sell yépp la leen di yàlla di garder ba yawmal qiyaam foofu mooy le paradis du monde intermédiaire mu ne imam Ali seen maam mu ngi taxaw moom ñoom moo leen yónni pour ñu ñëw jël sil ko xale yi indi leen ko loolu jar na sant yàlla lu mu metti loolu dina tax ñu mën koo muñ mais nag metti bi du mën a jóg suñuy xol ndax xale yooyu mais c'est des exemples pour toute la jeunesse gis nga su amoon ku war a tiitaru fii Mousdaye ku war a dëggal mag ku mën a kaweel boppam ba yaakaar na yaa sut ñëpp ñoom la waroon a doon mais ils passaient inaperçus nekk ay taalibe Fati yaayam ak Chérif ñoo bokk ndey ak baay mais fi ñu ko xam ñëpp ku ko gis sourire bi ngay njëkk a gis su la joxee loxo ne la sama sëriñ soo xam ne déedéet yéen koy yéene sëriñ ñu ne déedéet ñu ngi koy ay taalibe lañu leen daal lañ daan gis fii mu koy xaw a naqari tuuti su gisee ku am comportement boo xamante ne day xotti orma islam te ci tey dina woo kenn ku la xam ne waaye du ngeen wax soxna yi ngeen leen ne fii moom nañuy teg dara seen bopp waay wax leen loolu moom moo gën loolu de laa mës a gis man bi ma ko xamee ba léegi mu def ci reproche doomu aadama te du ko def jamais directement dina ne waaye nañ gën a góorgóorlu ci rafetal suñu nekk ci l'islam il est parti très jeune avant 30 Mouhamed Ali Sarr la même chose fii ku seetlu li ma lay wax na nga xool fii ñu bari xamuñu bëtu Ali Sarr nan la mel il ne regarde jamais les gens en face toujours à la dérobée surtout ñu ko mag papa tonton ñun ñoo daan ànd ak moom mission voyage léegi lañu xam ci moom mooy il était au service de tout le monde te lii kat dafa yàgg mëbët dam na wax Chérif Al Hasni ne ko man benn mëbët rek laa am ci àddina mooy que je te protège jusqu'à mourir à tes côtés
kon tey jii sañ nañ ne Mouhamed Ali Sarr defal na Chérif Asni li Abbas defal Imam Hussein alayhi salaam te noonu mu ko waxee noonu la yàlla defee loolu moo am loolu moo am dama ne xale yooyu dañuy war a servir ñëpp exemple Chérif Mouhamed Ali Sarr papaam rakku Chérif la ñu tuddee ko Chérif Chérif yar ko mu nekk fii di fi liggéey mais ku amoon fii ku fi war a yëkkati mbagg ne man la moom la war a doon wala Fatou bi nga xamante ne moom yaayam ak Chérif ñoo bokk ndey ak baay mais ñu bari xamuñu leen à part ñun nga xam ne ñoo fiy liggéey nii dañuy wax chauffeur Chérif wala garde corps asib loolu rek dañu xamuñu sax duñu bokk kon wane na bopp wane na nag li ñuy soxla ci taalibe bi def na ko maanaam jox ni tout son dévouement fàtte bakkanam fàtte personnalité am fàtte personnel jox lépp ahlul bayt kon loolu la ñuy laaj ci ñu ne su ne ku bëgg dara da ngay def dara ñu ne ku bëgg dara te dara jooju jaralu la dara xamal ne doo am dara julleeg woor ak lépp lu ñu def dafa am lu koy jox valeur li koy jox valeur mooy nga nangu wilaaya ahlul bayt te nangu ko nag yàlla da nga leen di topp atiu llaha wa atiu rasula ulul amri minkum topp la wax topp nag mooy nga nekk ci seen ndigal ba ëllëg Mawlaana mën a taxaw defal la seede man de bi may xam Mawlaana ça fait maintenant mu léegi mat 20 ans li ma wax ne loolu noonu lay liggéey dana ma bajaar ma ne ko waaw mu ne ma liggéey bii may liggéey ci sama toolu maam damaa bëgg ñu ànd ci mais dama am condition ma ne ko lan mooy condition bi mu ne ma condition mooy yow da ngay liggéey man may liggéey da ngay liggéey sama direction man maay jiite liggéey mais yow da ngay liggéey man may liggéey liggéey boobu pour lan la mu ne pour ëllëg yawmal qiyaam suñu dajeeg sama maam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma mën koo wax ne kii de mus naa def lii ci sa yoon man tamit mus naa def lii maam damaa bëgg nga basé wu ci loolu pour ñaan yàlla jéggal nee na moom day liggéey loo ay taalibeem pour que mu am lu mu mën a sukkandiku pour ëllëg plaider devant son père le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te gis naa ñeneen nit ñoo xam ne génn nañu àddina mu tiim seen bàmmeel mu tiim sax seen ngeen def la même chose kon nag ñu ngi ñaax ñëpp ñu delloowaat suñu xol delloowaat suñu xel fas yéene waat fas kóllëre ak Mawlaana topp ci ginnaawam suñ toppee ci ginnaawam rek nañ dem moom xam na fi mu jëm xam na naka la fay demee xam na ñu mu war a àndal ñi ànd ak moom nag ñoo war a xam naka la ñu mën a toppee si ginnaawam suñ ko defee rek incha allah rabbi lépp xéewal lay doon yàlla ñu yàlla def xéewal boobu ci barakati salawat ala muhammad wa ali muhammad